yegg si leen ak jàmm ci biir seen rajo bi amul morom te jafe roy rajo Ratonga dañuy wax naan saa yu àll bi tàkkee moom mala yi daw wutali dex ba waaw waaw sama gaañ yi saa yu musiba teewee ñu jóg ci wut ci nu ñu mën a aar waaye bu fekkee ni ki nga yaakaar ngir mu aar la si dafa desee wóor da nga war a nag seeti keneen ki gën a dal sa xel si war la mën a aar te muy dëgg kuti moom saa boo ko bëggee jël na nga fexe ba yaayam bum la yëg ndax balaa sunu xel di mën a dal ñu am lu ñu aar am de xariti Ratonga ak yéen ñi nekk feneen ay ca ñu dem kon. acca ñëwul waay ñëwul fii amul looy ragal ñëwul rek Rachel lan moo xew yegg si leen bu leen toog fii ñu dugg. lii fan la xewee exactement. Aïssa dañoo wàcc école mu ñibbi moom kenn ñaari xale yu góor topp ko koj ko ci benn koñ bu wéet sax di ko làmbatu teg ci di ko forcer pour gis ay weenam. comme dama bañoon ñu daal di dindi sama t-shirt après. après lan lañ la def dañ la laal. nee naa leen ñu arrêté ndax dañ ma doon gaañ te. dañ la violé. xamoon nga leen. ni sa xel daal ci mbedd bi laa ko fekk moom kese mu toog mel ni ku jaaxle. bon il faut nga dem ci centre de santé bi ñu def la examen dinañ la gunge bu dee. déedéet damay bañ ñu xàmmee ma fa ba xam li ma dal. lii moom jawul nga ci ruus yow mii lañu tooñ fii mënuñu ko seetaan ci état bi. C'est la vie à Ratonga, c'est la vie à Ratonga, c'est la vie à Ratonga, Ratonga, that's life. C'est la vie à Ratonga. Hi yeah, hi yeah. ajja waaye yow danga may gaañ xanaa xamoo nu ñuy defee piqûre yow xaw ngaa yàq sama loxo bi waay. gis nga yow boo ma moytuwulee du ma yem ci benn loxo kese waaye ñaari yëpp lay dindi boo nanguwulee réglé. Korsa lépp ngi jaar yoon. waaw waaw fu mu nekk ni maa ngi koy gérer. jàppale ma docteur dimbali ma kii mu ngi may bëgg a rey fii. Korsa dama la soxla feneen bàyyi maag malade bi dinaa yeggale ceet gi. waaw waaw loolu amul problème loo bëgg ma defal la nii. demal ma ci réserve bi am nañ fa inventaire bu jàmp buñ fa war a def tey. jërëjëf docteur kenn warul la nag di mettital maladie nii tamit. baax na. allo Moulay. kontaan naa trop ci li nga ma woowaat. maa ngi jégalu dama jàppoon torop mais là dama la soxla. da nga mën a ñëw ci association bi. léegi nii. xoolal fii dama am benn xale bu jigéen pour man dañ ko violé mais bëggul def quoi que ce soit. dalalal sa xel bàyyi naa la ak Solange mu toppatoo la. bon ok man wóolu naa sa gis-gis. maa ngi lay remercier vraiment Moulay. maa ngi ñëw léegi. soo ko gisee muy jaagar ci quartier bi alors que këram gi du fa dara sax. Korsa li muy bari Peter yëpp ci centre bi la yam jëkkëram ji sa faaleetu ko. man moom ak maa ko yërëm léegi daal fa bee rek togg rek la nekkee ci këram gi teg si mooy indi xaalis ca kër ga laasa nag jaaxaan di bége ak ñaareelam. sama xarit bu yeboo mu dem lijjanti wujjam bee nangu palaasam ci kër gi. ñaareel bi dafa ñëw li newoon ci kër gi lépp la nangu. yéen ñaar ñi jógee leen fi léegi mu gaaw bu dul loolu ma daggate leen ay morceau du ngeen rus ay seytaane ngeen rek.
Ramatu yow lay xaar gaawal awma pause buy jël journée fu mu ne mel ni ñenn ñi. ah Moulay merci ci sa teewaay. def naa lu ma mun ngir teel a egsi. Aïssa me présenter le docteur Moulay. Bonjour Aïssa. dama ñëw ngir seet sa gaañu gaañu yi wante nduruwuma lu garaaw laataa ñuy nettoyer góom yi foog ñu foto leen. dafay amal njariñ waa police ngir nga mën a porter plainte comprendre nga. man bëgguma porter plainte te bëgguma itam photo wu. Aïssa amal confiance xam naa ko bu baax sax. kenn forcé wu la ngir nga porter plainte mais bu lii wéyee nga waxtaan ci ak inspecteur Nguessan lépp liñ la def da nga ko war a fàttaliku bindu ko su ko defee nga am benn certificat médical comprendre nga léegi. dégg naa. mën nga jóg ñëw nii à côté foofu ëpp sutura ngir ma mën la seet bu baax. lii foog nga def ko ngir ñu firndeer lépp liñ la def. baax na. dina baax. fu ngeen mujjee ak seen magaar. non wooteegul ba tey. maa ngi bëgg a tàyyi nag ci kii man soo ko woowee jotoo ko du la woowaat te it waxtaan yi muy indi suñu toogee day nekk ay mbir yu dul neex kenn. allo waaw yow xam nga ne dañoo waroon a def émission tey léegi yow émission naka nga ko mën a waajalee te li ñu war a waxtaanee indiwoo ci dara mais mënuñoo dëkk ci foomu tamit. maa ngi jégalu xam naa ni loolu sama faute la instant yi dama bëri liggéey ci association bi temps yi liggéey bi dafa tar ay nit ñu ngi ñëw di wax seen problème ñu leen di jéem a jàppale. loolu man du sama affaire dama am émission bu may tourné ah nga mel ni assistant jigéen yéen lan mooy seen problème moom tamit day toog ba heure bu ko neex doog a teg benn affaire bëgg a yanu problème bu àdduna bi yëpp moom ah te du moo ngi ne dem na te lijjantiwul sax liggéey bi mu bàyyi fii nii yëpp ci ginnaaw. dama bëgg nga tey nag bul jaxase li bokkul yàlla na la yàlla jàppale ci départu assistant waaye man mii duma ci dara. d'ailleurs proposé naa ay sujet yu bëri Fargas mu jox ma carte blanche. man mii nga war a laaj lan nga war a waxtaanee yow du Fargas bul fàtte ne lii sama émission la bëgg naa nga indil ma li nga war a waxtaanee balaa midi fii ci sama table bu dul loolu nag dama lay daax. saay mbaa jàmm rek. xanaa magaar li mënatu la nekk ki comme assistant. déglu ma xam naa ni gàddaayu assistant bi metti na la mais nag bul jaxase yi bokkul jot nga ko dégg. da ngay tooñ waaye. garaaw léegi nga fàtte lépp te sax si yow laa yaakaar ngir dimbali magaar. kii foog mu dem police. bëgguma dem baax na ñibbi rek laa bëgg dama sonn nii. dina baax waaye lieutenant Nguessan mënuñoo ñëw fii rek comme yow docteur. Rachel sama association bi pour déglu nit la aw ma moyen ak place pour yaatal ko def ko guichet unique ak médecin wala policier. déjà dinaa def lépp lu ma mun ngir ñu indil la benn table d'examen. dina baax bul jaaxle. dañuy soog a tàmbali. merci Moulay bon foog nag ñu dem police. di nga gis yépp dina baax lieutenant Nguessan dina la déglu bu baax par contre bu ko ci nëbb dara ok. waaw ñu dem. Aïssa xam naa duma la mën a gunge sama parents yi ñuy commencé inquiété wu mu ngi guddi. xaar ma déposé waale la ba foo jëm. si Makiratonga bi. ah kon demoo seen kër.
juge bi sax mujjee na dogal bésu àtte bi bu xarafkat bi moom ci bis yi di ñëw la te na nga pare jàkkaarloog àttekat bi xamal ni mënuloo daw say responsabilité pour wax li dong moo tax nga may woolu fii. amal na la njëriñ ba yeboo nga seetaat bu baax li nga wax ci lu jëm ci sa tante ji su ngeen jiwaat loowee ñu tëj leen ndax sa tekk-tekkaaral bi du moo mën a yey àttekat bi. amuma dara lu ñu ma war a mën a reprocher. rayuma kenn kon te it Karo sama doom la woon tamit. waaye yow mii yaa yóbbu sa jabar ak say doom ci boobu village ci ndigalu Rokoba. duma la wax dara nga nekk fii di ma fitnaal nii rek. principal responsable bi yëpp sax Magar la moom mi nekk di ma wili pand ci quartier bi yëpp di ànd ak Moulay léegi nag xam na ni maa ngi ci prison bi mu nekk di tambambaalu rajo ba ak association bi waaye dina xam naka la ba ma génn fii sama der set. sa génn prison moom séenaguñu ko setuloo ci. bu la neexee nag nga bañ ko gëm sama ngañ ñi nekk si boo bëggee tëdd ngir sa tante mucc dellu ji sa cellule. lieutenant. nga ni. waxal ma Magar message bi de ma part s'il vous plaît. waxal. wax ko ni d'accord naa pour ñu jaay appartement bi bés bu ma génnee fii ci lu gaaw xam na ni dinaa ko tegal ci raay bi. dina ko dégg. ni nga def ba gunge sa copine bi pour mu ñëw gis Magar fi dëgg la laaj. loolu mooy yoon bu doon man la dal dinaa bëgg tamit ku ma defaral lu mel nii. docteur Moulay. waaw. non dara merci. jàpp naa ni bis bu la kenn fitnaalee di nga dem gisi ji Magar wala nga ñëw wax ma ko man mii. déedéet du man lañ agressé mais ay saa. léeg-léeg àndandoo yi ñooy xam ñan ñooy agresseurs yi. soo amee loo ma bëgg a wax def ko léegi c'est normal nga am looy tiit. dina ñëw wax ak yow bés bu ko laajee promis. merci docteur. looy def fii yow mi. dañ ma wax ma def inventaire yi. ñaari nit pour benn inventaire kenn rek doyoon na Moulay daal ba léegi xamul nu muy def pour utiliser personnel am. eh bien gëm ma bi yoon dañu weesu ñaari nit am xoolal li yëpp. waa mais Jean Paul lii lan la Moulay dafa bëgg def réserve pour 10 années yi ñëw wala lan. benn programme de vaccination ci ay gox yu sori lool nii. dañu war a assurer wu ni chaîne de froid bi dara du ko arrêté garantie bi stockage bi ak transport vaccin bi ci température bu wóor teg nañu en place ay réseau ba pare ay frigo ay porte vaccin ak nit yi assurer fonctionnement bi ak entretien matériel bi. dégg naa ñuy waxtaanee boobu protocole waaye bu ñu tolloo ci mujjantal voyage bi dina nar a metti lool de village yaa ngi nekk ci ay bërëb yi nga xam ne kenn mënu fa yegg ak oto teg ci courant amu fa de. vaccin yi si ay frigo lañ koy denc ak ay congélateur yu dox ak kérosène. waaw ma ne lii ñaata moo fi nekk bëri na daal. démb jot nañu 75 000 flacons de vaccin contre la polio yu ñu def si ay conteneurs ba pare lëmas ko ak glaçons sèches tamit jëlee leen aéroport ak ay camions yu am frigo ci biir. chargement bi dañ ko nar a tas si ay pàcc ak bu nekk fu mu jëm si benn ba ñetti fan fexeel nag ba bu si rawale benn sa biir poche pour yokk sa fin du mois ndax yëpp am numéro ok. jamono jamay sàcc garab dafa weesu te xoolal gëm ma ba léegi sama problème xaalis a ngi fi Lassana du jóg ci di ma laaj xaalis saa su ne.
ay ko sama ngi jégalu de dama foo yow rek ok. yow rek laa gis ni fii ragaloo ma muy lu ma neex xam nga su ma sañoon duma mës a ñibbeeti sama kër man jigéenu quartier bi yépp yab nañ ma te xamuñu dara ci sama vie. ah mais loolu mu nekk lijjanti dafa mel ni yaay rek xoolal ñëpp a yaakaaroon ni jeexal na moom moo nar a dem sax ci campagne de vaccination bi. yaay non mais mère bu toll ni yaay mooy dem defi campagne de vaccination. xam nga du Aïssa rek mooy jigéen bu ñu agressé ci lycée ba lii foog ñu jóg ci. moo ne moom moo fi njëkk ñëw porter plainte. sans l'association gëmuma ni Aïssa dina ñeme woon teg tànk ci commissariat bi moom tamit directeuru lycée bi dafa bañ recevoir ma xawma lu tax nag je crois que dafa bëgg nëbb ampleur u phénomène bi. waroon nga ñëw gis ma ci saa si yow tamit il faut ñu ubbi enquête xale yu góor yi ay criminel lañ. wax nga dëgg xalaatuma woon ni dinañ jëf lii. baa xam nga ni procès xarafkat bi léegi mu tàmbali danga war a bàyyi xel bu baax ci tulli mu ni ma wax la ni dafa bëgg a jaay appartement bi ngir jël caution am te jéem a génn ginnaaw audience su procès bi. merci pour tes conseils dinaa jël sama matuwaay. am lieutenant mi ngi nii kayit yi ma la doon wax. léegi soo bëggee ma ànd ak yow yóbbu la nga ñibbi. jërëjëf Maga li gën mooy man ci sama bopp ma yëgal leen mauvaise nouvelle bi. yu mel ni moom tàmm naa ko ñu dem. bonjour directeur école bi laa bëggoon waxal s'il vous plaît 5 fois mu ngi nii maa ngi fiy woote pourtant il y a urgence agression yu bari dañu am ci ay xale yu jigéen yi jàngi seen école bi seen directeur mënul continuer di si bañ a wax sinon dinaa dem directement wax ak journaliste yi. ana lan moo tax nga yónni ma pour ma dem defari vaccin yi danga maa bëgg a naqaral ba ma toll ci suuf waaye yow depuis kañ ngay comploter pour mën a indiwaat yaay fii mu ñëw jëlaat sama place. ban place nga may wax déglul aw ma woon jot pour wax ceeg yow yaay dellu si wul dañ ko détaché pour mission bii rek te assistant mooy diriger mission bi yaay di ko ci jàppale. assistant ndax lan assistant ak yaay. dafa soxla genre expérience yi pour màgg te lu baax la di gis benn jeune sage femme bu ndaw mu engagé wu nii. damaa mës a njort ne assistant ñoragul pour nekk sage femme waaye fu mu ne nii firndeel nga samay njort. Korsa yaa gën a xam ni personnel de santé lu raar la ci àll bi particulièrement les sages-femmes foog ñu sàkk ay pexe lu leen di sawarloo jeunes yi dem ci zone yooyu ngir am fa expérience. yow man dama la soxla fii ci sama wet mais tey lan moo la dal Korsa. lépp jàmm ndax yàlla ma débarrassé wu ci màgget bii di yaay ak ku ñàkk xam dara kii di assistant. kon lépp jàmm. lii moo dàq neex li kay dara dàq ko. waa ma ni sama doomu ndey assistant dégg naa ni danga war a dem àll ba pour ñu gën laa mën a tàggat foofu nag sa kër la de. ak ma kontaan ci li may dem mission sama liggéey mooy faj ak aar yow nag sa liggéey mooy toog di raconter stocku vaccin yi. waa ma ni soo ma moytuwul ngay mel ni espèce de lan xanaa da nga wan salaam mi bu la dara metti gis nga man tey ngay mujjee gis sama kanam fii te itam bonne continuation et surtout adieu. Job bilaay dañu war a waxtaane ci mettital jigéen yi bëgg tëddee bi tiitalaate ak fitnal ci xale yi mën nañ sax créer benn émission spéciale. émission lan sax pour loolu rek. du lu ñu war a waxtaanee tamit chaque jour. li njëkk sax mooy dangaa tardé bi ngay ñëw te comme yónnee woo ma dara préparé naa waxtaan bu neex affaire bu xew ci jamono
te ñëpp dinañ kontaan jigéen yi ragal dugg fanweeri at. lan mooy sa waxu góor yi nag nekkuloo fii di fi régler say problème doo jóg ci ñaxtu jigéen ñi ak yàqu der assistant ci rajo bi du sama faute bu fekkee ne dafa am lu la nakari. moytu ma magar xoolal bu baax ni ngay wax ak man. ah mais yow tam yaa ma provoqué non. arrêté woo di ma sama gaañ yi nañu ànd ak dal ubbeeku ak communication. Job dara soxalu ko lu dul jëmmam ji moom te xale yaa ngi nii ci nakar waa loolu kenn du ci wax nag. dañuy wax ak man di mel ni ko xamul dara li mënta kon ne dafa doy. ma defee ni da nga waroon a jéem ay pexe ngir lëkkaloo ak Magar. yombeewul noonu ki xamul dara ci rajo. Fargas yow di nga ma comprendre jotuma ko yónni samay sujet tey si suba parce que dafa am benn xale bi ma doon waxtaanal bu ñu violé te xam naa waa lycée am la. waxuma dara. moo taxit nag ma foogoon ne mën nañ ko wax ci rajo bi. lu tax waxuma dara léegi. man soo ma mayoon ma waxoon ko. waaw baax na Magar ñëpp nangu nañ fii que ni sujet bii dafa grave ba kenn mënu ko bàyyi ginnaaw am nga suñu ndimbal. ah oui Fargas wax na dëgg léegi nañ def émission bi ci ñi ñuy sàkku. dina ci baax de. xamal ni dinañ def si sujet bi bu subaa nekkal ci jàmm. école yi fu ñuy dalal xale yu jigéen ñi la ay bërëb yoo xam ne lépp lu leen yitteel mooy seen éducation ak seen ëllëg waaye ci semaine yu ñu génn du loolu la ñu gis te loolu yépp kenn ñemewu ci wax ba jaaxal waajur yi tey jii dama leen bëggoon wax ci benn xale bu jigéen bu ma dajeel ci association Karo dafa takk fitam dem porter plainte ak lu muy rus yépp xale yu ko doon sàkku xëy na sax ay xaritam lañ xale yu góor yooyu ñoo ko toppoon nëbb seen kanam agressé ko forcé ko sàkku ko ñu gis ni léegi ay jeunes yu bari dañoo mel ni dañu réer seen xel te dañoo war a xam ne jëf yu ñaaw yi dafa am ay conséquences yu grave ci ñu koy def ndax li leen di marqué ci seen dund la ay problème mu xel ay risque ci seen wér-gu-yaram comme IST VIH jële ci ëmb bu ñu bëggul sax. mais ñiy jëf loolu foog ñu jàpp leen Magar. waaw Job li di sàkku ak fitnaal ak mettital jigéen yoon am na ay daan yu mu ci wax mais ñu mu dal noonu dañu war a xam ne am na ñu leen fi nekkal pour aar leen muy police hôpitaux yi ak association yu ci mel ni association Karo. dañoo tàmm di ñàkkal fayda lii di harcèlement ak agression yu metti yi te yooyu sax ak sàkku jigéen ñoo yam. li ci njëkk mooy ñu jële fi noppi gi képp kuñ ko def na bañ ci rus dara boole ki ko def ndax yoon def liggéeyam. sama gaay may leen ma nopp lii ab yedd la bu jóge ci ku fonk jigéen góor dëgg du violé dafay doxaan te su bëggulee xarit sama nga bàyyi mu sedd nga seeti keneen looloo gën. merci Job dafa jotoon lool ñu wax ci seen tur ñoom ñëpp. alors fii lañ koy tàmbalee tey jii sax te loolu sax pour mu possible foofu ñëpp jàpp ci pour que message bi ñëpp jot ci jëfe ko. xeex bi xeexu ñëpp la waajur yi professeurs yi médecins yi jeunes yi. diisaayu ëmb ki ko gàddu dong moo ko mën a wéetoo waaw waaw sama gaañ yi am na si yenn yu bari yoo xam ni kenn du si fekk si ki ka yenu Korsa ñàkk nga say àndandoo yi dem bala
léegi yaa ngi nii wéet ñàkk gis koy bañ waaye su fekkoon ni Magar mii soobu si yoonu xare daanaka moom kot viol bi ñuy def xale yu jigéen ñii dàq fii wala comme assistant mii sonn ndax askanam kon doo mës a wéet ni nga wéetee nii waaye wóolu naa la ci jógaat taxawaat ak sa dangar ak xadar ndax Ratonga ni mu soxlaa assistant ak Magar noonu la la soxlaa jógal nga yëngu ndax wéetaay moom mooy néewal kàttanu lim bi gën a tuuti ci askan wi te ñépp xam nañ ni Korsa mën nañ ko wax lu nekk ba mu des néew doole xarit yi mbokk yi Ratonga bu leen fàtte ni ñoo fa